ci yéen am mbégte ah bi ma waa Rewmi TV la chaîne du peuple loolu nga wax la télé du peuple Rewmi quotidien Rewmi nag moom ma yàgg naa wax président ne ko jël nga tur boobu bu am maanaa Rewmi donc dès ma seen micro ma jàkkaarloog seen caméra ngeen fas yéene ma laaj may wax mais da mbégte lay doon ci man parce que bi njëkk moom mooy ki nga xam ni moom mooy président Mbagnick di sunu xarit sunu doomu ndey nit bu baax nit li may wax Youssou laa koy fa di wax l'Africain le Sénégalais moom réew mi ko soxla réew mi dañu soxla kuy jël doomu réew mi di leen yënguloo ci réew mi dégg nga loolu waa réew mi bu ñu jëlee seen kilifa di jël doomu réew mi di leen yënguloo ci réew mi ñuy bégalaate di bégal waa réew mi di yee waa réew mi donc ça sonne trop et très même moom moo tax may leen est-ce xam ngeen ni seen kilifa di le président Mbagnick gaynde la c'est un lion. Ça c'est vrai. waaw ko et puis nag ñëw ngeen seen kër parce que madame Diop Diatou Sané mook Maam Ndiaye mënoon nañ jël micro dékk ma ko may wax ci réew mi parce que ku ne xam na ni ñoom ñaar nii la et donc félicitations encore une fois balaa ñuy tàmbalee waxtaan wi di dem. Merci beaucoup en tout cas tonton Mbaye Dièye. Mais avant j'aimerais nga apporter benn précision parce que sànq yaa ngi ñu dalal ci sa somptueux salon bi macha allah maa ngi gis benn tableau bu rafet bu ñu fa accroché c'est marqué dessus Mbaye Dièye Faye. Beaucoup disent Mbaye Dièye Faye. C'est quoi la nuance? C'est quoi s'il y a une différence bëgg nañ ko xam. Bon tableau bi bon xam nga gars yi nag dañuy xër ki ko defar daf ko defar yónnee ma ko jox ma ko boo xoolee du man rek sax maa nekk ci tableau bi am na kilifa bu ci nekk bon ñu bari nag dañuy jaawale Guèye bi ak Dièye au fait c'est Dièye waaw moo tax may faral di wax man maay borom ñetti sant yi dama jël Mbaye c'est une autre famille Dièye c'est une autre famille Faye c'est une autre famille donc Mbaye nag mooy Babacar Mbaye Dièye Faye la Mbaye Dièye Faye voilà. kon erreur bi buñ ko defati. c'est bien Mbaye Dièye Faye. Mbaye Dièye Faye mais ñu bari dañ Mbaye Guèye bi parce que xam nga Mbaye Guèye moom ça sonne dañ koy dégg lu bari mais Mbaye Dièye Faye. Mbaye Dièye Faye laaj ñu ma question bu am maanaam boo xam ne mën naa ci répondre Mbaye Dièye Faye en dehors de la musique Mbaye Dièye Faye c'est un petit-fils de 5-5 fils de 5-5 d'une grande famille griotte boo déggee ñu naan 5-5 defe naa bu ngeen seetloo lu ngeen dégg ma way ko di ngeen ci dégg turu 5-5 d'abord Mbaye Dièye Faye benn doomu aadama la boo xam ni yàllaa ko sàkk wàcc ko ci suuf def ko ni mu ko def Alaaji V5 Faye jur ko ak ajaratu Daara Mbaye maamam di baj géwal Ndakaaru man baj géwalu Ndakaaru laa. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup ñun ay lébu lañu ñun ay lébu lañu à 100% sunu maam 5-5 ni may waxee nii moom daawul waxee ni te daan wax comme boo duggee Yoof aw dama la ngëj mag ñi yooyu leen daan wax surtout lébu yi ñun dañu bokk ci fukki penc yi ak ñaar di ay sëtu Lëg Daawur man rek ak lu ma bokkal deret rek maa la mën a wax ni Lëg Daawur sunu maam rek la daan janal maam 5-5 tous les jeudis bu xaaju gi digg jotee nga dégg tànku fas yi muy kokki kokki ba fii ma dëkk nii guddi alxames Lëg Daawur dana fi jaar waaye kenn mën na koo bañ a xam waaye man su ma déggee dina xam ni kii maam la ndax fu ay sëtam ne daf fay jaar boo xoolee léeg-léeg man ni sax bul ka laal bul ka jege waaw Mbay bul laal bul jege waaw parce que li mu ànd la tax et donc nekk baj géwal Ndakaaru judd ci këru ngéwal nag gu mag jàng li nga xam ni moom mooy sabar waaw waaye nag mu nekk ci deret bi d'abord xam nga lu nekk sa deret il faut mu génn loo ko téye day génn parce que deret la
kooku mooy Mbaye Dièye Faye. bien sûr xam nga li naan kéwal du tëb doom ji bët. mais est-ce que amul doom yi bët. mais doom ju bët rek dafa fekk xëy na nga bañ koo def waaye mi ngi sa deret ala kuli aal boo ko deful tamit di nga ko yëg ba wane ni yow lii nga lii mooy daw sa deret parce que boo déggee ñu naan kéwal du tëb doom ja bët maanaam kéwal day tëb donc doom ja ba wiiree rek am na lu manqué moo tax ñu naan kéwal du tëb doom ja bët bu tëbee rek doom day tëb doomu ñay rëy lañ ko xame bu ko ñaanal mu rëy dana rëy ala kuli xaal doomu ñay dana rëy doomu gaynde noo def mu ŋar maanaam noo def mu yuuxu parce que baayam loolu la xam gaynde la te it noo def mu rëbb ah parce que gaynde la waaw xam nga tey jii xar mi boo ko sololoon jasneer bi gën a cher ci jasneer yi daggal ko ci garam bu musóor ko boo ko bàyyee ci xar yi rek la jëm boo nit ñi déggee ma naan moo jumeau dañu bokk bésu anniversaire ñun ñaar ñëpp ay 1er octobre lañu Youssou dañu màggandoo ak seen kilifa bii di Mbagnick le président Mbagnick ñoo defandoo nii ah oui oui ma lay xamal ni balaa ma ciy ñëw kooku ma tudd di Mbagnick ak Youssou mais dañu am ay jaar-jaar xam nga jaar-jaar dafa baax ci doomu aadama nit day am jaar-jaar day jaar ci lu metti mujjee ci lu neex Youssou ñu màggandoo di ànd sunu maam yi di ànd sunu ndijaay yi xamante ma di doomu Fass di doomu Médina moom itam muy doomu Médina ca rue 15 ak rue 22 ba ma soxee ko kër maamam bu ñuy wax Boubacar Ndour bi ñu tuddee Bouba Ndour mi mu jur yaayam en 1973 la ñu commencé nag di dugg ci yëf yi 73 ah oui ça fait longtemps je touche du bois Dieu merci ñuy dem di dem ba dugg ci musique fin 73 jàpp 74 dugg ci musique bi àndandoo di def. 73 ñun ñooy ànd di jàng li nga xam ni moom mooy musique bi muy way man may tëgg ñu bokk orchestre bu ñuy wax jamono 1 à l'époque bi jamono 1 boobu tasee la super jamono formé moo tax ñu naan super jamono parce que y avait le jamono 1 à l'époque muy way may tëgg di way en même temps parce que man waykat laa woon mais bi ma demee ba gis ni sans waa ji mën naa way lool ma ne xaaral man ma doon tëggkat bi lool waaw ah ñu ànd xooslu dem fu ne ah way dem fu ne je te dis suñu premier 31 décembre ni am ku ne 1000 francs CFA mais c'était beaucoup. Dans quel cadre ci ban cadre ngeen ko amee woon. mais dañu joué ba tas ñu ngi ànd ak ay doyen ñu nu magoon ci musique bi parce que ñun sunu Pastef yëpp moo doon joué 31 décembre nekk ci benn scène ba soirée bi tas ñun loolu rek leen bëggoon et benn club bu ñuy wax club libanais mi ngi nekk fii tey boo jëlee autoroute bi di ñëw booy balaa ngay romb jot EMG foofu la club bi nekkoon waa Mbaye Guèye notre ami Mbaye Guèye nit bu baax nit bu baax bu am maanaa bu baax bu yaru waaw parce que avant ni ma dem ba duggee number one si le jamono 1 boobu man ak Youssou ak ndem si yàlla si déggal pardon ndem si yàlla si Charles Diop Édouard Valfroy ndem si yàlla si Marc Sambou bi nekkoon ak ñun ñoo fa nekk ndoo woon ak Ousseyn Ndiaye mais loolu bi mu jeexee jamono 1 boobu ma nekk ci benn groupe bu ñuy wax super xam-xam waaw
boo déggee tur bi sax dina xaw a ree super xam-xam maanaam dañu xam lu bari lu xam nga lu super ci musique tu vois y avait man Ousseynou Ndiaye Jimi Mbaye Assane Ndiaye bi di way ñun ñeent ñoo nekkoon ci orchestre boobu muy super xam-xam sunu baay yàlla na suuf ëf ci kawam Alaaji Abdoulaye Ngom di papay Pape Ngom Sédima Pape Babacar Ngom ñoo daan ànd tu vois et donc ñu ne dañuy jouer caserne Samba Diéry Diallo ce jour waroon nga ma gis nag parce que défilé woon tumba bi ma doon tëgg maa ko foral sama bopp for ko comme ni cubain yi di foree tumba xam nga ñoom c'est des salseros for ko pour rek bëgg am son bu jéggi dayoo son bu yuuxu waaw mbeewal loolu yëpp da nga koy seede ko neexee na mbee xaal mi et jour boobu noonu ñu ngi am benn chanteur guinéen bu mënoon a way moom itamit dan reprendre ay morceaux Boubacar Demba Camara de la Guinée ñu départ morceau bi waa Number One ñu ngi jàkkaarloog ñun ci beneen scène bi parce que caserne Samba Diéry ñaari scène la woon bi à gauche bi à droite mais waa Number One ñu ngi teg sono bu jéggi dayoo sono bu am maanaa dem si àll si Lengstal mi ngi teg ay congas maanaam ay tumba yu bees tax ay LP man sama yoos ay asba la yu ancien mais dama ko verni for ko serré ko ba boo déggee der bi bu ma ko tegee non le son da ngay yuuxu et ba ni tey dinaa leen impressionné nii boobu su ma benn xaritu ndi jaay ku ñuy wax mbay guitare ak ñoom Yaxya Fall ñi ñu ngi nëmboon ñoom mais bi ñu déparé rek ba gars yi jox ma ne ma ëpp solo maanaam nga développé bi ma développé maa ngi leen di xool ñoom ñëpp jóg taxaw di ma yërndu ma ne ah affaire bi dal na waaw parce que défilé woon noonu suma benn frère demi frère bu papa mi ngi kontaan Mbay Faye bi ma paree mu ñëw jël ma xëcc ma ñëw ci wànn mboon ne leen sama doomu frère la le guitariste aussi moom itam Mbay guitare kontaan ku ne ngi bëgg wane ni yaa ma yar ci ñoom et donc Number One invité ma dem seetaan leen Sayel parce que Number One doon la jouer Sayel ma dem fa fekk percussionniste bi ñëwul Lengs dafa xaw na feebar tuuti ñu jox ma tam ne ma ndax mën nga ko assurer bon xale laa woon gën naa ne xale may leen mais bien sûr ñu ne ma acca nan départ Number One orchestre bu mag parce que ñoom daan nan Number One seen ay contrat daan na dem année lëm bu comme par exemple nga ni 2007 ñu ne mënoon ñu la tëggal 2007 2018 la mën a tëggal ndax chargé mais ma tëgg soirée bi neex ñu war a dem ñoom Casamance ne ma dañuy dem Casamance demal nga jëli say bagage may leen non ñu ne ma abbé pourquoi xanaa bëgguloo bokk Number One may leen bëgg naa bokk Number One mais dama am kilifa mënuma fi jóge rek dem jël samay bagage topp leen pour ñu dem Casamance te tàgguma sama papa wala tàgguma suma yaay loolu nag amatul léegi ci musique bi non xale yi yàkkamte ngay leen ëpp bay ñu ne la ëpp non mais ñu ndaw ñu doxalee noonu ñu dem waaye après ñu ñëwaat invité ma ñëw ñu joué ñu ne ma dañ la bëgg a jël Number One ci jamono boobu proposé ma salaire ma joué ak ñoom def seen album yu mag yëpp nag xam nga et Youssou di formé moom itamit nag Super Étoile xalaatul kenn ku dul Mbaye Dièye tu vois seen bëggee mën naa ñëw foofu waaw giseek ay connaisseurs ndeysaan Ibulaay bi daan def théâtre moom Ibulaay man maa ci waxtaanoon ak moom mais Youssou waxtaan ceeg ku ñuy wax Papa Dieng Blacki bi ànd ak Alaaji Bekaay Mbay ci lay di Tigre waxtaan ak moom
ñooñu laaj ko mooy leen kenn rek laa xam ne bu ma ko amee groupe bi dana suudewu lool te danaa dem ñu ne ko kan la mooy leen Baye Guewel Ndakaaru Mbaye Dièye. loolu lan moo taxoon wax ko xorom si wala. non boobu xam na ma ay xarit lañu ànd nañ lu yàgg te xam na li ma mën a apporter tu vois ba pare xam nañu tamit maay Baye Guewel Ndakaaru mës nay wax ak nit ne leen kooku ne ko am ku ma nuyu ne ma grand gëj naa laa gis mu ne ko def nga erreur bu mag Mbaye Dièye kenn du ko gëj a gis kii mooy Baye Guewel Ndakaaru xanaa gisu leen ko man gisu leen ma man yu soo wax loolu de ne gisu leen ma man waaw nii rek ca kaw rek waaw tu vois parce que Baye Guewel Ndakaaru dafa am nag lu muy joué tu vois xam nga bu ñuy fal saltige fal jaraaf fal sëriñ Ndakaaru ne la kenn amul droit dóor 7 coups de baguette bu dul Baye Guewel Ndakaaru nga xam ne kon am na lu ci biir waaye loolu nag xam nga jaaxal na nit ñi et àdduna nit ñu baree ngi ciy jàng nag am na borom xam-xam yu mag léeg-léeg ñu jël exemple ci man ak Youssou Ndour tu vois mas naa dégg Alaaji Iran Ndaw ñu koy saluer de passage mu naan bu ñuy jël référence ci ànd nan xool Mbaye Dièye Faye ak Youssou Ndour seen ànd mi ngi yàgg te ñaawul xam nga loolu lan moo koy indi non léeg-léeg bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk léeg ñu laalante ba benn yoon rek laa mës a fàttaliku man ak Youssou ñu wax ba ku nekk dënnam tàng mais après ku ne da nga wane ginnaaw say rangoñ tuur day am da ngeen day wane ginnaaw ku nekk gis ni xam nga ay rangoñam mi ngi wàcc waaw mais parce que ay xarit lañu et circonstance bu ndaw rek xam nga seytaane dafa bari doole rek tax na bés boobu ku ne wax ak sa morom ba mais ci wax ji yëpp nag kenn du dépasser sa morom ci cadre liggéey bi cadre liggéey yaa ngi dégg mais li may wax ni attends léegi mu mat 20 ans kon nga xam ne yàgg na mais ba léegi nii je touche du bois parce que xam nga lu koy indi ànd ñu bari seen ànd ak seen xarit walla seen ànd ak nit li ko mën a yàq bari na xam nga loolu lan moo koy indi seetlu ak lu tax moom di ànd ak nit yàlla jox ko 1 million par exemple jox la 200 000 wala 300 000 ci liggéey ci xayma wala 400 000 comprendre nga daal ne kii li muy am man mi war naa koo am tamit temps fekk non. mais kenn mësul ñëw ci yow nettali la pour jëm leen jaxase. mësul leen dund lool kenn sañu ko. très sincèrement. kenn sañu ko xam nga lu tax sooy ànd ak sa nit yàlla def ko ni mu ko def nongul ko du ñàkk nag léeg-léeg mu am ñu bëgg sotti ci kaani pour rek gis lu méngoo li mu daawul gis ci déggoo ak xarit yow yéenante tu vois loolu yàlla dafa dogal nag wax fa dëgg yàlla mu am yu nu bokk man ak moom Youssou day jëlle xol bi def rëy du wax lu ñaaw parce que ruus na ko man itamit sunu borom may na ma loolu xam nga lu tax fi ñu soxee ko la on n'a pas droit à l'erreur wala ñuy wax lu ñu xeebe buñ ñu ko xeebeewul ñun sax bu sa doom rombee ñu ne accim baay bee fi waxoon lii kii de baayam accam waaye écurie Fass nag yow nag laal nga gómba parce que écurie doone écurie Fass te waxoo ma man doone écurie Fass te tuddoo waa sañ-sañ parce que ki nga écurie Fass maa ngi koy wax keroog ñun dañu mën a bëre du na ay mbër nag waaye lu mbër yi bëre xam nan ko lu ne waaj a def ci bëre xam nan ko ci wàllum rythme waaw xam ci bëre waa xam nan ko maanaam damay ñëw ci rythme bi ñun suñu kër bu écurie Fass doon bu fekkee ne université la suñu kër Fass
mooy bureau ba. wala mbëri doon fréquenté. ñëpp fa la ñuy fréquenté ba ci musique bi ku bëggaan ñu dégg la ci musique foofu ngay fréquenté à l'époque parce que y avait les Cheikh Tidiane Tall Ndem si Yàlla si les Idrissa Diop les tonton Blin Mbaye les maanaam ñi màggoon ci musique crème bi quoi laa la bëgg a wax waaw ñi nga xam ni en 1974 ñi ngi daan percevoir ki gënoon néew salaire 150 000 la amoon CFA à l'époque en 1974 kii salaire am gënoon ne yeeg 300 000 la amoon xëy na sax 350 000 boobu Alaaji Njuga Kebe moo defar Sayel tu vois donc Fass lan daan dajaloo kër ga comprendre nga moo tax musique bi bettul ñi ma xam parce que ma suma côté famille ñi ci ëppoon ñëpp théâtre lañu daan def ñun théâtre lañu njëkk a def mën a yuusu ak si dramatique jël final semaine de la jeunesse daal di éliminer cercle de la jeunesse bu Louga te boobu cercle de la jeunesse bu Louga ñoo fi mënoon ci théâtre ñun ñu ñëw pousse leen jël final bi boobu am na ay théâtre kat yoo xam ni ñoo bokkoon par exemple Rama Thiam Bas Jaxate ñoom Sidi Niang ñooñu ñoo bokkoon scène dramatique waaw mais keroog dem nañ ba final bi metti lool mais ñi ngi jury bi mi ngi jëlee décision que ñun ñooy gagné ba Youssou jëlee micro bi way ngóor battu xale bi di résonné ci stade bi ma dar kook sabar yi man ak sama gars yi ñu ànd ak bale bi gars yi ne ñii la tu vois donc Fass écurie bu mag ah waaw mu yàgg nag parce que su ma ndijaay dafa daan bëri moo doon Ray Chigar numéro 1 Faga su ma ndijaay tonton Pape nekk manager papay Ablaye Mbaye tonton Dame nekk manager Mbaye Guèye moom itamit donc mbër yu baree ngi fi Sénégal ci mag ñi jaar nañ ca kër ga comprendre nga man sama jàng man jàgguma école de. doo ma ne yemoo ko la. non à l'époque sax ñu ngi naan troisième primaire lan daan wax tu vois xam nga. soriwuma ci waaw bon peut-être intelligence la ah. léeg-léeg xale yi suma waa kër ñuy waxtaan xam nga ma jékki-jékki rek daal di articuler noonu genre ñoo billaay boo jàngoon du baax. non soriwuma école non soriwuma boobaa parce que après dama topp musique bi topp théâtre bi ak voyage yeeg noonu nag ak yu bari mooy tax sax xam nga yenn kàllaam yi da leen ma wax anglais nit defe ni dama ko jàng école bu baax fekk école de la rue la tu vois bon yàgguma fa te xam naa ni moo fa yàggoon dinaa ci doon nit ndaanaan bu mag ci école ba mais nag kaay ma jox la benn anecdote école bi daan na def fête maîtresse bi ndeysaan madame Ndaw du ma ko fàtte waaw mais daf ma bëggoon parce que lan daan wax naan dama mignon woon bi ma nekkee xale donc moom bu daan dem këram man lay woo def ma partenaire am ma jël livre yeeg kay yi daf ma bëggoon quoi et puis sunu directeur ndeysaan Papa Abdourahmane Diop dëkk fii zone B moom i tamit mais bu fet amee daf ma naan indil benn sabar rek ma dem indi benn sabar kër ga ñëw école bi yëpp cotisé ñii 25 ñii 10 francs ñii kii ñu dajaleel ma ko ma dóoral leen bet sabaru benn tëggkat ci bi ci cour bi bu fatt tarek daal di wàcceeg sama mbuusu xaalis daal di dem donc voilà école bi nag yàgguma fa waaw yi nga dégg xam nga nag may kii rek yooyu yëpp waaw ngéwal géey moo ma dugg d'accord mais vraiment loolu mu ngéwal gi duggee tamit alhamdulilah waaw li koy indi moom mooy fecc liir bu neexee yaay ca jàpp ca mbagg ya koo fi dégg ku ne ñuy wax ci moom jàppale nañ ko ba ci sëriñ bi am na ko jàngal xam-xam donc boo demee ba màcc ci noonu xale yi tamit dañuy bëgg nga big up leen
nga big up leen ñu am morceau album woo la wala ñu xewle woo la pour nga ñëw taaral bés bi xam nga daan na am ci mélomane de la musique yi am na ci ñoo xam ne da nga daan yàkkamti ñu ñëw sa soirée toog jël consommation seetaan la ndax am ñoo xam buñ leen fa gisee dinañ ko wax dinañ ne ñoom diw sax ña nga fa woon du ko defee ñooñu ñëw musique bi tamit noonu la demee xale yi bon loolu yëpp man dama koy rafetlu bon nit ñi dinañ ma koy faral di laaj comme ni ma ko laajee nii booy lu tax loolu mais c'est normal parce que si c'est musique dafa wuteeg yenn métiers yu bari kaay ma wax la benn affaire mën nga wàcc yow nga nekk waykat wala nga nekk danseuse wàcc léegi dëkk boo mësul dem fekk fa ñuy jouer musique ngeen waxtaan ba nga way wala nga jouer wala nga fecc rek dugg na musique rek moo am loolu gise léegi xamante léegi ànd dem ba mën ngeen a sax bokk fi ngeen fanaan musique rek moo ko mën. waaw laaj nga ma question boo xam ne àdduna yëpp moom lan may laaj mais bon mën naa cee tontu quoi benn bi yàlla moo ma def ni ma mel de deux am hygiène de vie bu baax de trois di nelaw bu baax man damay cogner 12 heures de sommeil wala 14 heures il faut que ma nelaw ko beneen bi no stress ñu bari dañuy définir sax chaque jour que jëfee maa ngi dem salle pour entraîner mais kaay ma wax la benn affaire dinaa ko wax ci réew mi ça fait presque 25 ans entraîné wu ma. defoo activité physique. xanaa sabar yi moo raw daw moo raw yenn weñ. doole la laaj. deux heures de temps enchaîné ngay tëgg mais looloo raw lépp. di ñaq di transpirer pendant 2 heures de temps ñi def salle sax mënuñu ko déedéet dañuy def benn 15 minutes 10 taxaw naan ndox ñun 2 heures de concert laay def di tëgg endurance bu metti di ñaq tu vois loolu rek mën na la téye gëj naa entraîner mais nag il faut ma commencer ko parce que ak confinement bi nii ay xaw a jël poids yenn yëre yi dootuñu la jot tu vois comprendre nga. xam nga loolu sax moom merci beaucoup donc gisoo sax li tama bàyyi bii dégg naa nit ñi commencé nañoo werante nag ñii nee nañ dama tent sama cousin bi ma koy wax naan seen groupe bi ku ne ngi werante et puis ñi koy laaj bari du tent yàllaa ma def nii yii weex yii ñuul loolu rek wax la comme gars yi dañuy laaj naan Mbaye Dieye Faye lu tax du xam nga doo màgget Mbaye Dieye Faye màggetul patiti patata benn bi nag xam nga non stress lay dund man non stress dama am benn kees bu rëy bu ma bind non stress bu stress ñëwee rek ma dugal ko ci biir tëj bu feesee ma këpp ko tu vois mais fii tey mu neexoon na gars yi kontaan na partout dans le monde vraiment fu ne la ñu jot ay coup de fil ñëpp bëgg ndax gunge bi ñu leen gunge parce que tëju dafa metti mais yàllaa ñu tëjoon waaw yàllaa tëj ñëpp nag moo sàkk feebar bi ni mu dem yàlla la kenn mënu ko gi gën a yàlla sàkkee koor nga ubbi sa frigidaire gis bouteille yi sedd nga tëj ko noonu la yàlla ne adduna bi dinaa ko téye man yàlla sama loxo dara du jóg mooy ngam de moom rek moo mën yàlla ay wane na boppam ci non nooy bii ñuy nooy sax moom la neex bu ko neexoon léegi mu off ko kon ça nous permet même d'aborder l'actualité. Ah oui. La Covid-19 yow en tant qu'artiste noo ko dundee toujours confiné chez vous wala. oui xam nga ma tontu la ci fii tey bi koor gi mooy ñëw koor bi weeru koor moo tax ñu off kenn waxtaan nañ ci foofu noonu bi ñu defee bu mujj bi ne après ñu xool ndax dañ koy continuer wala dañ koy téye fii parce que gisoon nañ ni nit ñi kontaan nañu ñu bari naan lu tax ngeen arrêté ko tu vois donc weeru koor bi ñu doon dugg àndul woon nag ñuy dem di ko def ba ak waaw non xam nga doo woor nag
dem bon dal nañu tukki nañ fi ba tàyyi weeru koor fekk ñu tourné par exemple koor gi mujj ñun ñu ngi woon États-Unis te ñu bari ci Sénégalais yi sax yéeguñu ko xanaa ñun ñoo leen woo ne leen ñu ngi États-Unis parce que yooyu ay concert tubaab la xam nga saalu 10 000 personnes 15 000 personnes tu vois tëggi nañ ko ci weeru koor wala passé nekk États-Unis di tourné waaw tu vois mais bii mënuñu ko fi dañu fekk nag xam nga da ngay woo da ngay ànd ak njaboot gi. Covid bi noo ko dundee. nu ma ko dundee comme ñëpp niñ ko dundee et niñ ko santaane léeg-léeg ma dégg yenn ci nit yi naan ba tey gëmuñu ko gis nga nit nag dafay neex a waxal nag duñ gis li fi xew gis monde bi waaye yow kan mooy téye sa réew tëj ko économiquement dara du dox te amul lu ko waral. nga bañ koo gëm. waaw loolu ñooñu est-ce que nit la nan dem ñu defaraat leen bokk. monde bee taxaw. comprendre nga comme ni ma ko dundee comme ñëpp sama mas mi ngi fi. am na espace ñu ngi fi aéré na voilà donc takk masque. waaw xam nga boo joxatul sa papa loxo. am na lu tax. kenn joxetul loxo nanu moytu raxas loxo yi ba set moytu dajaloo bi moytu tere nangu digal yi ñu docteur yi tere mais di wax naan metti na vraiment ma félicité santé sunu ministre Abdoulaye Diouf Sarr félicité ñi ngànk ñi ñuy aar xam ne bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi ci mbedd mi muy police sunu xarit Aly Ngouille Ndiaye armée nationale la gendarmerie massa coono tamit président de la république parce que yor réew sunu borom teg ko sa kaw lu mel ni dal sa kaw metti na war nan laa ñaanal donc moom ñu koy ñaanal vraiment moom it tamit mu yeggale ak sa goom waaw xam nga ñun nag ñun ci sensibiliser la ñu dëkk même bu dul Covid bi waaye yëpp boo di nga ci dégg lu mën a yeete def nan ko boo xoolee fii tey tout le temps ñu ngi wax maa ngi naan bul ko laal bul ko jege kii raxasulee nag yi patati patata yu jëm ci yooyu artistes yi tamit def loolu ñoom i tamit gàcc ngaalaama artiste Sénégal yi wax fa dëgg yàlla message bi jàll na bu fekkee ni message rek la ñoom jàllale nañ message bi ku ci ne def nga benn son boo xam ni pour yeete la ci li xew maa ngi leen di féliciter. d'accord léegi seen jëwriñ di ministère bi ñu dénk wàllum aada ak cosaan Abdoulaye Diop génne na lu toll ci 3 milliards jox ko artistes yi. oui d'après yow dispatching boobu tey nan lañ ko war a mën a defee ak aussi est-ce que jàpp nga ni somme boobu c'est suffisant pour dimbale ñi nga xamante ni ñooy sa mbokku woykat yi sa mbokku artistes yi d'une manière générale. waaw baax na gis nga lu ñëpp bokk. loo ca am na la doy. mais gis nga ñu koy xeeb. lu ñëpp bokk. loo ca am na la doy. waykat yi rek nekkuñu fi. fettkat yi rek nekkuñu fi. tëggkat yi rek nekkuñu fi. ñiy def peintre nekkuñu fi. artisanal ñoom rek nekkuñu fi. boo nee art dafa yaatu. dafa rëy. waa léegi loolu état def jox ko ministre bi. pour mu séddale ko artistes yi ku ne am ci li nga ci war a am as tuut mu néew mu bari bu kenn xeeb yaa ngi dégg xam nga man lan mooy rëy ci man lool ñu ne feebar bi dem na et donc ñuy remercier comme ni ma ko waxee président mu xalaat ministre bi xam ne culture dafa bokk ci réew aada ak cosaan. mais tonton Mbaye comité de pilotage am na ñu naan nañu constituer un comité des sages. boole ñu mel ni maestro yu mel ni yow ak Youssou Ndour. ñoom ñu superviser. séddale xaalis googu est-ce que vous êtes d'accord. est-ce que xam nga balaa may ñëw ci dara. wax fa dëgg yàlla li maam Abdou Aziz daan wax naan. yàlla gémmiñ gu mu xar def ca pepp bu dul xaalis boobu
yàllaa ngi ñuy jàppale alhamdulilahi rabbil alamin comme ni muy jàppalee ñëpp mais war na am c'est vrai ni nga ko waxee comité de sages baa ngi dégg sama benn tonton Idrissa Diop mu ne ma ministre bi wax naa naag moom tamit ci loolu moom mooy tonton flyoon tonton bu nice boobu quoi comprendre nga lu ci mën a am rek nan ko waxtaanee rek teg ko ci yoon parce que ministre bi tamit wax fa dëgg yàlla nit bu baax la njiit la yaa ngi dégg kaay ma wax la benn affaire billaay mësuma toog biroom xamante nañu nag comprendre nga parce que léeg-léeg nag coow li bari mais ki yàlla teg loolu mu doon ko moom li ma koy ñaanal mooy mu mën a gérer culture bi mais duma taxaw naan ni ki Sambata Ndiaye passé par là dama koy ñaanal parce que njiit dafa metti quoi njiit dafa metti njiit dafa metti parce que man damay dem sax léeg-léeg ba daal dina waaw léegi waaw kan moo war a nekk njiit sànninte xeer bi mës naa ko wax le président Mbagnick ne ko galgal yeeg padd yi dina metti mais na sa xel dem ci am na way wu ñu wayoon bul faale bul toppatoo mais di leen sóor xam nga oto bi ci kanam bi ci ginnaaw moo koy klaxonné waaye moom bi ci kanam du klaxonné oto bi ci ginnaaw jërëjëf ma tëjee conseil bi ci artistes yi ak ministre bi nanu waxtaan rek ba juboo bu kenn ŋàññi kenn na ñëpp def ni l'union fait la force bu kenn fexe sa côté gën a rafet que côté ministre bi tamit bu mu fexe ba côté am gën a rafet que côté na yëpp rafetandoo ah tu ko defee boo mu neex a gis comprendre divorce yi wax nga dëgg bari na yàlla nag ni mu sàkkee sëy la sàkkee taxalikoo mais am na yu ko mën a fànq xam nga moom mooy lan fàttaliku bés bi ñu lay may soxna ak yow itamit bés bi ñu lay may jëkkër xam nga booy wut soxna loolu doy na waar de wala tonton kaay ma yónni la mais sa papa say waajur dañuy yàkkamtee jóg yow mii seen doom doxali la sa yónnent parce que sëy la fa sacré léegi yooyu yëpp tàkkusaan ba jot ñëpp daje ci jàkk ji say yow say bàjjen say maam say tante say ndijaay ñëpp àndandoo parce que ku ne di xaar rek ñu ne maye nan ba ñu ne félicitation commencé nag yedd la nga sëy yow itam ku góor ki kin la may nga fas yéene koo gënal ñëpp fas yéene koo gënal ñëpp donc boo demee ba problème am rek na sa xel ñëw ci bés boobu noonu bés ba nga yónnee sa papa ak bés bi mag ñi bàyyi seen soxla dugg ci jumaa ji loolu moo ko mën a apaiser nga ni naa ko jéggal yow ku jigéen ki tamit daal di ne bu ma def lu ñaaw parce que bés bii moo taxoon tu vois yooyu buñ koy xalaat yenn sëy yi du tas. D'accord. waaw. Tonton, il est polygame. Est-ce qu'on peut s'attendre à un de ces quatre que le Dieu ñaare? mais xam nga ajaratu maam Ndiaye ngi fi yaay xale yi. ñu wax ndànk. non mën nañ ko yuuxu sax ci kaw yaay xale yaa ngi fi vraiment jigéen ju baax ju am maanaa ju baax lool ci baax xam nga tey jii nit mën na xëy daal ne man mi dama bëgg takki te doo ta fekk doo takk dara ak yàlla tudd ko nit daal di ñëw daal di ne man mii duma takki dara fekk di ngeen di am leneen yàlla tudd na ko tu vois mais dama lay wax ajaratu maam mooy aaw buuru kër ci këram oui am na spectacle yu may waajal am na yu bees yu ma denc mais xam nga moment bi loo génne du am buzz. non dañuy mélanger morceau lëmm ak 3 minutes pour sensibiliser parce que pour sensibiliser morceau bi 2 minutes 50 lay def wala 3 minutes pour nit ki mën ko capter mais bu guddee rek mu fàtte. Et puis est-ce que ñoom ñëpp mënuñu woon dajaloo def benn si bien sûr waaw mais xam nga nag moom mooy comme li nga wax noonu xëy na yenn gars yi dañuy dégg waaw am na lu ñuy joxe. yaa ngi dégg et ku deful morceau doo ci am fekk du loolu.
d'accord les projets donc sont là. waaw projet yi ñu ngi fi et bu ñu yàlla mayee wax fa dëgg yàlla dàqal ñu feebar bi yàlla na ko yàlla tegg ci réew mi ba nit ñëpp delluwaat ci leen daan def ci lu baax et yàlla mën na ko yàlla dafa baax quoi yaa ngi dégg et yàlla na jàmm yàgg pour notre pays de la Teranga sunu réew mu am maanaam yi ah nga xam ni fleur la ku ne da nga war di ko arrosé muy rafet. tonton feeling bi c'est inné wala. feeling bi waaw feeling bi nag xam nga rek waaw. loolu la waaw fa la ñuy jaar tàggoo le dernier mot c'est quoi. dernier mot bi. c'est bon sûr. alors c'était au plaisir waxtaan gi neexoon na on a am na lu des loo bëri loo xam ne war nañ ko waxtaanee mais ce n'est que partie remise dañuy dem ñëwaat du ko yàq. non du ko yàq. atiwa ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw li may tàgg teewlu ci la rajo Rewmi FM ak Rewmi TV la télé du peuple. ma am mbégte encore pour tëjee fa Rewmi TV Rewmi FM mës naa wax président Mbagnick ne ko télé bi ñëwagul waaye ça va trop cartonner parce que le nom ça sonne Rewmi TV ça sonne trop tu vois et beneen bi mooy ma ñaanal ko ñaanal ko jàmm le président Mbagnick Diop l'Africain le Sénégalais nit bu baax bi nit bu am maanaa bi le rassembleur tu vois mu am jàmm li mu boot. et puis qui fait confiance aussi aux jeunes. loolu moo tax mu def li mu def. société yi mu créé bari na. te defar ñi nga xam ni ñoom ñoo ko teg. waaw moom looloo ko tax a jóg et loolu la xam parce que xam nga lu tax jeunesse am def ci yëngu bu baax donc moo tax muy def confiance aux jeunes le président Mbagnick et ñaanal ko jàmm yéen bi oyof ci kawam tu vois xam nga yàggul dara awards yaa ngi waroon am États-Unis faf lii ñëw tu vois ñaanal ko ñaanal jabaram yàlla bàyyi ko jabaram ak njabootam tu vois ñaanal réew mi jàmm ñëpp am jàmm ñu fekke ak tal yàlla tàppe xol yi changer jikko yi ku ne koo war a jox cër respect et puis mais bu jaree ñu ubbi studio kër Youssou Ndour foofu la ñuy liggéey de même bu lii feebar bi dañul tey 5-5 ba ma amee lu may liggéey fii laa leen di woo de yaa ngi dégg waaw ñu def ko fi si parce que c'est le travail donc nag mais yenn nit ñi nag dama gis ni waaw da doon mbalagaale rek quoi xam nga moo tax ma ni leen je suis chez moi waaye yéen restez chez vous waaw man je suis chez moi maa ngi nii mais Rewmi vous êtes chez vous. on est chez nous. ah oui complètement donc yàlla na jàmm yàgg. amiin tonton yàlla defal ñëpp jàmm nag. ñëpp am jàmm. bu jàmm amee rek lépp baax yéenante jàmm yéenante lu rafet yaa ngi dégg te def li maam Abdou daan wax yàlla na ko yàlla defal yàlla na yàlla tàppe xol yi te muñalante kontaan naa ci yéen nag. ñoo la gën a bég tonton. bég naa lool. amoon mbégte kon ñëwoon fii ci Sacré-Cœur. seet si la xam du ñàkk ñu ñëwaat incha allah ndax yow waxtaan ak yow dañuy neex loolu. kon amis auditeurs c'était tout pour Rewmi People de ce samedi on revient incha allah la semaine prochaine ak beneen star jaajëf à mon caméraman. Ama. Modou Diouf. waaye Ndiaye Modou Ndiaye. et puis soxna si Ndiaye la sant Ama këram la ne aussi. sama tubaab bu ñuul bi. Ana. donc tey jii moom laa doon co-animer émission bi. Ana Thiaw. Ana Thiaw. nga ne ko moom lan. foofa toj atons. fii toj. atia. ne rajax merci beaucoup à la semaine prochaine inch'Allah très bon week-end chez vous.